chers camarades mbokki Thiès ak population sénégalaise bi yépp ñi ngi nuyu ñépp ci kenn ku nekk ci turam ak santam di dellu di sant sunu borom moom mi nga xam ne moom mooy maye mu may ñu wér ak kàttan ba ñu mën a toogaat fii di wax ak askan bi di wax ni li waral suñu ndaje bii tey ginnaaw bañ joxe cant ak ngërëm militantes yi ak militants yépp yi nga xam ne depuis le 3 février bi campagne bi démarré ba léegi kenn noppaluwul kenn yendalul kenn fanaalul ñi ngi def li ñu mën ak li ñu mënul surtout ndaw ñi nga xam ne bi président de la république waxee ñoom ñoo ci jiitu dañuy faral di wax ni ndaw yi ce ne sont que des soldats ñoom dañoo nekk toujours à l'écoute de l'ordre du chef bi muy président de la république suñu leader coalition suñu président moom saa yu waxee rek ñun ndaw ñi ñun dañuy dem exécuter loolu moom moo waral wax dëgg yàlla awuñu benn jafe-jafe bi ñu tàmbaleeg léegi parce que ñun ni ñu wax ni nous sommes des militants disciplinés donc ñu ciy profité di remercier ndaw ñi ci seen engagement ci seen détermination ci seen motivation ci liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy def à travers les campagnes de porte à porte et de proximité loolu la président waxoon ci lañ nekk incha allah te noonu lañ koy nekkee ba le 24 février ñu fal ko ci kàttanu sunu borom di dellu aussi di remercier coordination départementale bi nga xam ne moom mooy piloter activités yi boobu ba léegi à la tête ñu ciy gërëm di ci sant sunu coordinateur départemental le ministre Augustin Tine di sant aussi équipe bi nga xam ne ñoom ñépp ñoom lañ ci àndal surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu organisation bi ak mobilisation bi yu ci mel ni ñoom président Abdoulaye Dièye bu Siggi jot na ñi ngi leen di gis li ñuy daj ci terrain bi vraiment ñi ngi leen ci encouragé di leen féliciter di féliciter leader yépp yu ci jàpp ba fi mu toll nii bon li tax ñu woote woon aussi dañoo bëggoon a d'une part def suñu bilan d'étape activités yi nga xam ne mëne nañ ko bi campagne bi commencé ba léegi yaakaar naa ni ñëpp gis nañ tournée yi nga xam ne moom lañ nekk ci biir département bi commencé woon nañ par la zone nord def ay campagne de proximité def ay randonnée pédestre def ay vraiment ay caravane ci biir département bi yu ci mel ni Kër Mousso Saint-Benoît Pognène Noto Touba Toul Xombol Taset ak yooyu yëpp vraiment su ma juumul am na ci ay étapes yu ci des mais daanaka genn wàll gi yëpp def nañ ko loolu dafa jaadu woon ñu ñëw aussi wax ko askan bi ñu xam ci liñ nekk ñun bu ko defee aussi zone yi nga xam ne c'est des zones à problème lu ci bari wàññi nañ ko surtout lu mel ni zone nord vraiment gis nañ seen taxawaay gis nañ seen engagement gis nañ seen détermination te yaakaar naa ni cette fois-ci mbir bi dina changer lool mais aussi ñi ngi wax ne aussi zone yi nga xam ne defaguñ fa ñoom ñu waajal incha allah après la venue du président de la république dinañ ko eggale balaa campagne bay jeex dinañ mën a sillonner tout le département donc loolu moom laa amoon ci peut-être bilan d'étape yi nga xam ne bon jot nañ ko def di ci tegu aussi mooy dañuy waajal bés bu am solo parce que nag ginnaaw activités yi nga xam ne ñi ngi koy mëne boobu ba léegi muy les porte à porte di visite de proximité yi di caravane yi di visite de terrain yi nga xam ne moom lañ nekkee ci département bi ci commune bi ci kër yi ci marché yi ci garage yi partout où se posent et se discutent les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises dem nañ fa yegg nañ fa pour wax ak ñoom pour vendre le bilan et les réalisations de notre leader le candidat de notre coalition son excellence monsieur Macky Sall loolu def nañ ko maintenant li ci tegu nag mooy dañuy waajal bés bu mag bés bi yaakaar naa ni yegsi na ba pare muy suñu meeting du département de Thiès meeting bi nga xam ne le leader de la coalition
le candidat de la coalition sunu njiit sunu kilifa muy le président de la république Macky Sall dafa war a ñëw fii ci Thiès capitale du rail ñëw boobu nag dafa am rôle bu am solo boo xam ne ndaw ñi dañ ko ciy joué moo tax ñu dajale coordonnateurs communaux yépp ak leader tête de pont yépp pour waxtaan ceeg ñoom ñu waajal bés boobu te yaakaar naa ni ko ni ñu ko gisee ci yeneen localités yi fépp fu président jaar muy Ziguinchor di Fouta di Diourbel di Kaolack fépp fu mu jaar gis nañ ni dafa am réussite totale marée humaine bi ko topp macha allah ñun nag Thiès dañoo bëgg defi ñun nag ñu ne woon nag ñun wax dëgg yàlla lii ñu gis naam naqari naa relever waaye nag suba wax dëgg yàlla gars yi dañ ko war a relever dañoo war a won président loo xam ne nag wax dëgg yàlla noonu ñun waa ñooy waa Thiès te loolu dañ ko war a wone loolu moom moo war a tax ñu woo nit ñi di lancer appel jeunesse bi suñu parents yi suñu yaay yi suñu papa yi suñu nijaay yi suñu mag yi suñu rakk yi bu kenn des suba na ñëpp teel a pare ñëpp waajal ko ñu accueillir suñu président de la république avec plus de 30 000 voire 50 000 personnes fii la ñu war a réunir à Thiès yaakaar naa ne bu ñu ci jógee le 24 ñoom jaratul ñoom ñu cay yegg sax suba bu ñu paree yaakaar naa ni opposition bi dañ dem lem seen i bagage dem toogi loolu nag boo wax tax na bokk na ci li tax ñu woo responsable jeunes yi war a waxtaan ak ñoom ci wax dëgg yàlla bés bi nga xam ne yegg si na suba ba la pare naam waxtaan nañ ci woon sax mais nag dañoo nekk ci dañuy def dernier réglage yi incha allah mais dañuy bëgg a wax rek lii weeree presse bi ñoom ñu dem ñu yeggale suñu waxtaan suñu biir maintenant ci ñëw boobu aussi dafa am loo xam ne dañ ko ciy dégg am loo xam ne yëg nañ ko am loo xam ne ñi nga xam ne ñooy suñuy adversaire muy opposition bi waa opposition fii ci Thiès ñu am ay informations sûres et certaines li ñuy ruumandaat pour saboter suñu bés boobu ñu bëggoon leen nag devant l'opinion devant tout le Sénégal devant kilifa yi ak nit ñu baax ñi fi nekk ñépp ñu mettre leen en garde artu leen xam ne rien ne sera plus comme avant ñun ci jàmm la ñuy dox jàmm la ñuy wax dañuy campagne dañ ci nekk ci suñu plein droit lañ nekk di battre campagne war a teertu suñu leader ñun li ñuy def ñeme nañ ko bëgg nañ ko xam nañ ko te yaakaar naa ni ñoom ñi nga xam ne ñooy parti opposition ñoom ñi nga xam ne mooy yeneen 4 candidats yi nga xam ne ñoom la ñuy jàmmaar lool ñoom ñépp ku nekk jaar na fi ba dem kenn yëgul ni sax jaar nañ fi ñun yàqaluñu leen dara tudduñu leen taasuñu leen bàyyi nañ leen ñu def seen campagne seen meeting ba pare dem seen yoon ngir yàlla ak jëme Rasulaay dañuy jël sénégalais yi en témoin dañuy wax autorités yi aussi ñu jël seeni matuwaay ñi ngi aussi interpeller le préfet di interpeller aussi autorité le ministre de l'intérieur di interpeller aussi toutes les autorités de ce pays pour que ñu jël seeni responsabilité xam ne ñun on ne va pas se laisser faire suñu kilifa dafa war a ñëw fii Thiès dafa war a ñëw fii meeting am na ci plein droit te bu dee ñoom dañoo ragal ba ne dañ ko saboté wala dañ ko yàq incha allah lépp luñ ci góobe nañ ko gar dinañ jël suñu matokaay yi ci war dinañ ko waajal bu baax a baax a baax a baax a baax képp ku ñu gis wala képp ku ñu dégg ngay def loo xam ne da nga bëgg a nax sa xal suñu mbir dinañ ko diggaaleeg yow ba mu saf sap te kenn du ne waxuñu ko woon loolu dañ ko bëgg a leeral parce que nag bëgguñu li xew Tamba xew fii Thiès loolu moo waral nag ñu woo nit ñi pour wax ak ñenn ñi nga xam ne ay ragal lañu amatuñu pexe taal leen moo taal bureau de vote yi nee nañ lañ wax ak carte électeur yeeg looloo leen dese loolu c'est la violence et la violence est l'arme des perdants yaakaar naa ni ku dem ba yaakaaratoo lu dul violence taal leen saboté leen yàq leen kooku sa pexe jeex na ñun nag kenn du taal suñu mbir ñu lay seetaan kenn du yàq suñu mbir ñu lay seetaan kenn du saboté suñu mbir ñu lay seetaan parce que dëkk bi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee lu fi waay mën rek benn mën nañ ko fukk te lépp lu fi waay jéem dinañ la wan ne ñoo la ko dàq fuuf donc nag loolu dañ ko bëggoon a wax nit ñépp dégg buñ ci jógee maa ngi wax jeunesse bi aussi suba bu kenn ndekkee sa kër président de la république bis bu nee dina dugg ci Thiès ñi ngi naan Tivaouane lay jógee ñëw fii duñ ko may moom mu yegg ci sax à partir de nu mu tëtti Njaasaan
duñ ko may fu mu tegeet fu otoom dawee dama bëgg jeunesse thiessoise bi yépp génn lu mu néew néew war nañoo dajale 5000 à 10 000 jeunes dem accueillir ko gunge si ko ba mu yegg si képp ku taxaw suñu yoon dinañ jaar sa kaw loolu laa bëgg nit ñi xam ko kenn duñu ko tere def defe naa ni loolu nekk na li nga xam ne vraiment bëggoon nañ ko jàllale nit ñi dégg ko su ko defee nag yéen responsable yi yéen jeunes yi yéen coordonnateur communaux jeunes yi yéen coordonnateur comité électoral de base yi ñu ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay nag parce que boo ngeen commencé ba léegi métti na ki ngeen koy defal aussi wax dëgg yàlla yëg na ko muy le président de la république il a tous les renseignements lépp lu ko waaye defal ci benn rek yëg na ko ma leen di gën a ñaax di leen wax ni vraiment ngeen gën a téye ngeen gën a jàpp métti na waaye le meilleur reste à venir yaakaar naa ni mbir doo ko liggéey su mu ko defar ko ba mu màgg ba ñëpp bëgg ko nga koy seetaan donc ñun dañoo am devoir consolider li nga xam ne liggéeyoon nañ ko dañoo am droit am obligation consolider li nga xam ne liggéeyoon nañ ko consolider li nga xam ne moom mooy intérêt Sénégal mooy réélire le président de la République yaakaar naa ne loolu moo taxoon ñu woo mbooloo mi woo askan bi pour mën a véhiculer vraiment suñuy message bu ko defee ñu jàll tout à l'heure ci waxtaan bi après entre nous mais dañuy bu boobaa dañuy libérer presse bi rek ñun ci def suñuy échange ci biir yaakaar naa ne loolu la ñu amoon lu ñuy wax maintenant aussi dama bëggoon aussi rappeler que ni campagne bi jeexagul dafay xaaj ñun li ñu defoon ba ñu campagne bi commencé ak léegi dañ ko war a multiplier par 3 parce que tamit bi campagne bi commencé ba léegi yaakaar naa ni li ëpp solo fii ci Thiès ci Dibuusa ñun ñoo ko yëngal du président dafay ñëw benn fan la dafay ñëw dañ koy tertu bu baax a baax mais bu ci jógee liggéey bi dafa war a continuer ba jour 24 ñu sécuriser élection yi sécuriser vote bi dem matin bi tey encadrer suñu militants yi ñu dem vote ji incha allah ñibbiwaat seen kër ci jàmm te dara du leen dal ba au soir du 24 février ci 18h 19h ñun ñëpp ñu mën a crier victoire jox ndam suñu président de la république ñun Thiès jël ndam li jox ko le coordonnateur départemental Augustin jël ko jox ko le président de la république Macky Sall yaakaar naa ni loolu moom moo ñoo dajale woon fii ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi ngi ciy profité aussi di remercier ñi nga xam ne jàpp nañ ci boobu ba léegi parce que quoi que l'on puisse dire nee nañ fecc mag bu neexee mag ñi ñoo jàpp suñ ci mbagg yi te ki ci jiitu ci remerciement yi mooy le président Ousmane Tanor Dieng vraiment ñi ngi koy félicité président Ousmane taxawaayam rafet na tout le temps mi ngi xool li xew Thiès mi ngi ñuy orienté mi ngi ñuy jàppale ñi ngi vraiment ñi ngi motiver di ñu encouragé di remercier personnalité autorité thiessoise yépp ku ñu yëg ak ku ñu yëgul lu waay yëg ak lu waay yëgul ñoom ñi ngi leen di sant gis nañ seen taxawaay yaakaar naa bu ñu xëyee ba suba ba ngoon jot ñi ngi leen di gis ci terrain bi tout le monde est en train de mouiller le maillot kenn desul donc nag fi mu toll nii yaakaar naa ni élection yi moom xëy dem doxantu ji jaar seen kaw rek a ci des du ñuy moom moo ñuy téyeti ñun fi mu toll nii victoire bi téye nañ ko ba pare victoire moom gagné nañu ba pare te loolu ñun ñëpp sénégalais yëpp a ko gis ñun gis nañ ko maintenant nag li ñu liggéey ba fii dañoo bëgg nag ñu aar ko defe naa ni loolu laa amoon ci ay message yu may véhiculer ñi ngi remercier ñëpp encore une fois di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam